Internaute Thiès Info salaamaaleykum bonsoir ça dépend ci heure bi nga xamante ni yéen nag ñuy seetaan actuellement à travers Thiès Info Thiès TV namoon naa leen loolu nag tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission bu mag bi nga xamante ni yéen a ko tàmmul seen bopp muy astuce de femme nee naa la nag astuce de femme tout ce qui est femme lépp li nga xamante ni jigéen da koy def pour bégal boppam lu mel ni ci wàllu sañsa wala lu mel ni ci wàllu biir këram wala lu mel ni ci wàllu liggéeyam lu mu mënti doon daal lépp ñun daal jigéen ñi lañ fi nekkal looloo waral tey ñu ne astuce de femme alors nag ñu ñëw nag tey fekk si ki nga xamante ni mooy Soda Doucouré mu nekk fii yor benn boutique de pressing la classe pressing la ko tuddee tey moom la ñu seet si ñu fas yéene waxtaan ak moom li nga xamante ni moom lay liggéey parce que dafay def entrepreneuriat donc pressing la ñuy waxtaanee mooy lan fóot lay def ak yeneen donc mi ngi noonu nag tey ma àndandoo ak yéen duñ def rek lu dul ànd ak sama caméraman bàcc daal dugg ci biir ñu wan leen découvrir andoo ensemble ki nga xamante ni mooy Soda ayca ñu dem. Oh yeah, Polish boy, I'm the man. Oh yeah, Ilimandi, I'm the man. Look pali ma wajan, kuma sama ya jalo jam. Kuma chera, I'm the man. Oh yeah. Oh yeah, wow. Voilà donc ami internaute Thiès Info ñu nuyuwaat leen comme niñ ko waxee tout à l'heure rek nee naa la nag tey dañu seet une dame de fer muy Soda Doucouré borom la classe pressing tey moom la ñu seet ñu fas yéene waxtaan ak moom mais nag man li ma neex ci moom mooy dafa osé bàcc macha allah ndax dafa def benn sañse bu baax def vertam ak bleu. Soda nuyu naa la. waaw fay naa la bu baax. maa ngi ci jàmm. Soda ku la sañ saa. xanaa sama bopp ndax man ci habillement laay dox. en tout cas ku la xool xam ni ci habillement ngay dox macha allah mais xam naa ni loolu bu ñu gënee xuus ci émission bi di ma gën a faram fàccee lool alors ma bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yi ñu seetaan. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziare yéen ñëpp di leen nuyu yéen waa Thiès Info di leen dalal ci kër gi bu baax a baax. alors ñun tam ñu ngi kontaan ci dalal bi ñu dalal macha allah donc déjà fekk nañ la ci sa boutique macha allah ñu fekk fi lu am solo tout à l'heure bi ñu dugg see gis naa ni client yaa ngi dem ak a dikk catuma la nag mais noonu la comme ni ma ko waxee rek dame de fer nga jigéen moom bu nekkee ci benn mbir rek da ci am fulla ak fayda alors bëgg nañu nga wax ñu tuuti nga présenté wu ginnaaw bi nga waxee sa tur ak sa sant kan mooy exactement Soda. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. man maa tudd Soda sant Doucouré liggéey rek laa xam ñàkk jëriñu Soda c'est une femme boo xamante ni c'est une femme brave une dame d'affaires koo xamante ne liggéey rek la xamul leneen lu dul liggéey. yaa ngi tagg sa bopp de Soda man bëgg naa nga faram fàcce ma dame de fer femme brave boobu lan la Soda liggéey fan la Soda jaar ba war a mën a wax. dama jaar nag fu bëri jaar naa fu bëri. jaar ci situation yoo xamante ni ce sont des situations très difficiles metti woon na loolu sax gis naa ay xaaxaam lu ne gis naa ko daal mais teewul dama see jaar jóge si xuus di dem te pareegu ma ci kanam laa jëm incha allah récemment du pressing kese mooy sama liggéey. loolu dinañ ci ñëw mais bëgg nañu xam laataa ngay dugg ci wàllu pressing jàng nga ban classe nga yem est-ce que def ngay formation est-ce que am nga feneen foo xamante ni liggéey nga fa. si jàng na am naa bac def naa formation aussi après avoir terminé tous mes études nekkoon naa aéroport doon fa liggéey comme hôtesse
ñun ñoo nekkoon waa groupe Sénégal ñoo doon gérer affaire visa biométrique yi man foofu laa doon liggéeyee. Après avoir terminé là-bas doon naa liggéey boutique Sëñ Babacar Sy nekkoon naa fa aussi comme gérant de la boutique. Après avoir quitté là-bas doon naa def ay commerce di def business doon naa jaay dawlin jaay naa ay tissus jaay naa ay produits chimiques doon naa jaay aussi ay diw xeesal ba léegi dama koy jaay ay lait de corps ay savon tout ça yooyu yëpp dama koy jaay naa cheveux naturels jaay naa dàll habillement jusqu'à présent damay jaay aussi ay habillement. alors soo da am bac nga waroon mën a def ay formation lu mel ni santé lu mel ni comptabilité lu mel ni voilà formation yu bëri mais nga préféré ubbi boutique pressing motivation boobu fan la jógee initiative boobu fan la jógee. d'accord ba ma paree nag commerce yi nga xamante ni moom laa doon def doon na ma woowaat pour ma ñëw liggéey comme kin fat jaar naa fa nekk fa comme hôtesse doon fa liggéey. mais doon nañ ma woowaat pour ma ñëw job mais dama dem ba toll foo xamante ni ma toog di liggéeyaat man arrangé wu ma parce que je suis quelqu'un de responsable damay liggéey j'ai une famille ñoo xamante ni tey ñu ngi sama ginnaaw ci sama ñaq lañ yaakaar loolu moo tax tey sama benn copine nag moo ma gën a poussé pour ma def pressing parce que moom loolu moo nekkoon liggéey moom moo poussé moo ma motivé et tout ça ba ma dugg si ma ñëw Thiès fii man Thiès laa dëkkoon. mais maa ngi fi quitté à l'âge de 13 ans ma dugg Dakar fa laa nekkoon après ba ma jógee Dakar ma ñëw ba ma ñëwaatee Thiès ak léegi aw ma fi 2 ans yu mat si laa def pré-banque boole li nga xamante ni si sama quelques ressources la woon si sama xaalis ma boole ko ak moom ma ñëw Thiès investir toog fii nii di liggéey comme pressing. mënoon naa nag liggéey leneen am naa yeneen opportunité yoo xamante ni tey mën naa koo liggéey ba léegi may wax ak yow ñu ngi ma ciy woo mais man entrepreneur laa. damay préférer gérer sama propre entreprise toog liggéey wut samay employés ñu may gérer comme il le faut j'ai 2 employés am naa koo xamante ni mooy def prélavage bi di def repassage bi aussi am naa aussi secrétaire moom mooy gérant place bi moom mooy gérer place bi comme man bu ma fi nekkut parce que duma toog ci place bi tout le temps am naa yeneen business yoo xamante ni dama koy business boole ko ak sama liggéey. voilà donc comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure entrepreneuriat dafa xew parce que yaakaar naa ni at fii réew mi toll nit ku nekk war ngaa mën a am sa jom sa fulla ak sa fayda pour mën a def sa liggéeyu bopp mu nekk lu am solo alors boutique bi fii la classe pressing voilà est-ce que mën nañu xam différents habillements yi nga xamante ni moom lañ leen di indil lan ak lan la. d'accord fii dañ fi indi nag linge parce que linge yëpp day ñëw fii jersey dafiy ñëw pantalon dafiy ñëw t-shirt dafiy ñëw sous-vêtement dafiy ñëw drap aussi dafiy ñëw serviette dafiy ñëw voilà mbaaj yi aussi dañ fiy ñëw couvre-lit yi tout ça dañ fiy ñëw mais biñ fi ñëwee man tooguma ci bureau bi parce que loolu moo tax ma wut sama secrétaire mu di ma gérer sama place man damay nekk sur le terrain di liggéey ak samay employés parce que bëgguma yëre jàmbur aussi mu yàqu parce que ku am motivation ñëw jël designer indi ko sa place pour nga linger ko ba mu set dafa bëgg a am satisfaction totale moo tax ma indil la ko loolu moo tax man may ànd ak samay employés di joobandoo ak ñoom du ma toog ci chaise ni di xaar leen damay wut kenn koo xam moo fa nekk ma toog di liggéey ak ñoom parce que bëgguma designer bi mu yàqu dara mu am si moo tax ma leen di accompagner ba linge bi pare. voilà la preuve mooy bi ñu ñëwee tout à l'heure gis nañ la macha allah nga nekk ci activités yi linge beeg mais dama gis loo xamante ni mën naa ne loolu ñoom maam la woon muy xaj lañ koy wax xayu lañ koy wax donc est-ce que mën nga ñu wax si xayu parce que si ñuy def linge bëri nañu mais gis nañu volonté bi nga am sa temps ngay jël def ko ba mu baax def ko ba mu rafet alors secret waaw linge bala ngaa linge dañoo war a xayu parce que ñun ay jullit lañu tey nga lingel nit xayuwoo yéreem bu ci jullee moom bàkkaar ba nga xamante ni moom la ci am yow moom du ko ci am yow mi nga xamante ni yow yaa ko liggéeyal loolu yow yaa ci am bàkkaar bi moo tax man damay préférer xayu su ma xayoo ba pare ñu dugal ci machine bi ñu linge bu ñu lingee am na ay produits yoo xamante ne aussi day dindi tache et tout ça ma jox génne ko ñu gome ñu jox employé bi ci kaw mu weer et tout ça. est-ce que mën nga ñu wax différents produits yi nga xamante ni moom ngay defee linge bi.
avant ñu dugal nag ci linge bi parce que sànq ay drap de lit laa doon linge moo tax ma xëy ko rek ma dugal ko ci machine bi mais bu fekkee getzner la tey bi ñu la ko indilee getzner bi da nga koy xayu def ko pré-lavage bala muy dugg ci machine bi pré-lavage boobu dafa am yeneen produit yoo xam te ne tey produit yooyu du dugg ci machine bi da nga jël produit bi nga jël paan def ci ndox jël produit bi sotti ci dugal ci yére bi tuuti nga gis affaire yi nga gis nu muy commencé dañ nga mel ni ku ko laver ak sa main ba pare nga soo di ko jël pour lave main bi mooy li nga xamante ne mooy baat bi nii nga dindi ko ak sa loxo ak pokotaani ak poche tuba yi nga dindi ko ak fond tuba yi aussi nga dindi ko ba mu set nga soo di ko dugal ci machine bi mu linge ko bu duggee ci machine bi am na produit boo xamante ni moom moo ciy njëkk a dugg mooy produit bi nga xamante ne day linge yére bi ba mu set bu demee layandi machine bi bu weññee ba mu woo day dem layandi bu demee layandi am na beneen produit boo xamante ne moom nga ciy def mooy jox yére bi xet bu neex boobu voilà bu paree génn nga soo di ko jël gome ko génn nga gome ko boo ko gomee ba pare nga soo di ko yëgal ci kaw weer ko am na aussi ñoo xam te ne dañuy bëgg linge sec des fois da ngay linge ci machine ba pare nga bàyyi machine bi mu chauffé ko mu wow nga passé ko parce que kooku day fekk dafa bëgg express la bëgg muy linge bu kaaw maanaam mu indi ko tey mu ne tey la ko soxlawaat pour récupérer ko le même jour. alors ku ne xam na ni yére yi bëri na am na magasin am na suñu body yi ñuy sol am na ay chemise am na ay pantalon et tout alors est-ce que produit yi ngay utiliser dafay bon par rapport ak tissu yi ngay utiliser comment dirais-je nan laa ko mën a expliquer genre mën nga ko def genre ci produit boo ci yére boo xamante ni mën na ko yàq wala dara est-ce que produit yi dafa am. si produit yi différent la parce que tey jii produit bi nga xamante ni moom ngay fóotee t-shirt doo ko fóotee ak chemise produit bi nga xamante ni moom ngay fóotee chemise doo ko fóotee ak getzner moom dafa am produit spécial am boo xamante ni moom moo koy linge aussi que ni chemise bi aussi am na produit spécial boo koy linge comme tey aussi wax bi tey su ma koy linge damay jël omo indil kii bi ma wan ko omo bi nga xamante ni ci carton lay nekk mooy kii bi à base de savon de Marseille moom lay doon moom lay nekk tey man su may linge wax du ma def lessive omo boobu lay def mooy omo bii nii mooy dugg ci biir machine bi man voilà mooy dugg ci biir machine bu dee wax ak serviette man damay préférer mu nekk à base de savon de Marseille mu linge ko du ma préférer lessive si beneen linge laa koy préférer. alors est-ce que mën nañu xam durée lavage bi bu dee ay body wala ay veste wala ay mbàjj lu ñu mel durée de lavage bi. non durée bi du yàgg parce que tey bu fekkee body la comme ñun body yi nga xamante ne tey moom la ñuy sol mën nga koo calculer là au-delà de 30 minutes wala 35 minutes maximum bu fekkee getzner la moom day jël 45 minutes bu dee mbàjj la mooy jël 1h20 moom lay jël pour mu pare. xam nga des fois boo demee ci kër yi genre dañuy xayu def ñeenti paan su ma juumul ñaar yoo xamante ni moom mooy fóot premier linge deuxième ak ñaar yoo xamante ni moom mooy bàcc ak yi ni mel alors bii nan lay demee benn yoon rek la ñuy fóot ginnaaw bu ñu xayoo wala naka lay demee. si parce que mooy kii bi nga xamante ni tey moom laa la wax mooy tey bu fekkee dama jël benn getzner programme machine bi à 45 minutes avant ma koy dugal ci machine bi damay xayu su ma xayoo ba pare ñun dañuy def pré-lavage man pré-lavage boobu mën naa koo tuddee comme premier sumb bi nga xamante ne tey moom la ñuy linge ci maison yi bu ñu defee pré-lavage ba pare ci lañ koy jël dugal ko ci biir machine bi programmer ko à 45 minutes léegi boo ko programmer à 45 minutes machine bi dina def premier linge def deuxième linge génne ndox bu tàng boo xamante ne moom mooy dégager ñëw fekk ci yére bi ak yeneen produits yoo xamante ne c'est des désinfectants te bu ko ci fekkee da koy effacer ba mu set. une dame de fer muy Soda borom la classe pressing macha allah moom tamit dafa am classe catuma la nag dégg nga ndax man xam nga dama bëgg jigéen bu bëgg boppam macha allah te donc gis naa ko ci yow dama bëgg aussi jigéen boo xamante ni c'est une battante te loolu bëgg naa ko si gis naa ko ci yow loolu moo tax vraiment te sama émission dama kontaan parce que dama dajeek sama morom macha allah alors ñu yeggali donc wax nañu durée bi ñu dugg tuuti nag ci kër yi yaakaaroon ni lavage pressing yi day xaw a tax jigéen ñi xaw a sàggane tuuti seen bopp maanaam tayel lu ñu jot rek andi ci lavage bi maanaam amatuñu temps wu vraiment fóot seen kër yi. loolu moom dinaa ci wax tuuti parce que tey ñu bari tey ñu ngi jël seen yére di ko indi ci pressing
am na ñoo xamante ne tey dañoo amul temps bi parce que ce sont des femmes battantes, ce sont des femmes braves, femmes yi nga xamante ne tey ji ñoom dañuy nekk seen kër yi di xëy matin di teel a xëy di guddee wàcc. de ce fait que ni kuy nga xamante ne tey day teel a xëy di guddee wàcc kooku amul temps boo xamante ne mi ngi nekk biir këram pour linge léegi day obligé jël ay yéreem ak yëre jëkkëram ak ay yëre doomam indil la ko yow nga linge ko ba mu propre nga jox ko ko parce que souvent dama leen di demander ñu ñëw indi linge boobu ñu ne ma fóotkat bi souvent seen yëre yi day kii affaire yooyu léegi looloo tax ñuy préféré. des fois nga gis ñoo xam dañoo paresseuse sama zaar gi tàyyeel. ah man de côté boobu laa ko gisee moom côté boobu je me dis que ni temps bi lañu amul daal c'est ça parce que tey kuy teel a xëy du guddee wàcc amoo lu du dimanche bi da ngay préféré toog kër ga xam nga toggal mu ci préparer affaire yooyu. dama fay ñëw parce que foofu dafa bokk ci astuce de femme yow bu yàgg sama émission foofu dañ fay taxaw tuuti parce que loolu aussi dafa bokk ci astuce de femme jigéen ci biir këram. est-ce que Soda mësta marié. si mës naa marié. donc tu es la mieux placée pour vraiment wax ñu tuuti si jeeg si biir këram. waaw jeeg si biir këram damay laaj na ci ban côté nga bëgg a xamee parce que bu ne jeeg si biir këram dafa am mère au foyer ak ñi nga xamante ni comme. en général ki nga xamante ni dafay liggéey ak ki nga xamante ni femme au foyer la jigéen dafa am nu muy téye këram alors puisque yow jaar nga si amoon nga borom kër et tout est-ce que mën nga ñu expliquer juste rek pour ñaax suñu mbokk jigéen ñi ñu gën a téye seen foyer yi gën a téye seen jëkkër yi. waaw femme au foyer man jaar naa si parce que amoon naa jëkkër doon naa sëy aussi tey boo nekkee sa kër da nga war a gérer comme il le faut boo xëyee nga teel a yeewu surtout bañ a nalaw ba mu naaj teel a yeewu bale kër gi raxas bool togg lépp loo xamante ne war na la si sa biir kër ngay sëy bañ a xam ne tey da ngay sëy pour sa jëkkër kese mais da ngay sëy pour toute la famille parce que ñu loolu si suñu coutume la bokk waaw toppatoo monsieur toppatoo goro yi toppatoo ñi si kër gi yëpp. bu fekkee nag koo xamante ne moom day xëy tey di dem di liggéey di daani dooleem kooku amul temps boobu mais le maximum wala ou bien le minimum mën na xëy teel a xëy defar kër gi bale fomp defaral leen ñu ndékki ba pare muy soo di dem liggéey bu wàccee le reste à faire mu tàngal reer bi yàq taaj nit ñi reer mu teg lu seet. mais des fois ñooñu di liggéey suñu zaar yi ñu wàcc sonn jël lépp sëf ko bon bi est-ce que loolu yoon. loolu moom du yoon moom loolu moom du yoon parce que man avant liggéey jóg ma woon. parce que man dama teel a marié parce que maa ngi jugee Thiès ba may am 13 ans laa jugee Thiès dem Dakar ba ma demee Dakar yàggu dara après ci laa am borom kër léegi ba ma amee borom kër dem sëyi dama doon sëyi continuer def samay études di jàngi. da ngay xëy avant ngay dem école bale raxas fomp defar ndékki lal taabal bi boo wàccee amoon naa wujju peccor boobu boo xamante ne moom moo fa nekkoon moom moo doon togg añ bu toggee añ man le soir su ma wàccee man maay togg reer su ma toggee reer ba pare ma bale raxas fomp nettoyer foofu dem yéegaat ci kaw jël sama ordinateur jàng. mais Soda yaa ngi def pressing mais est-ce que tey buñ la taajaloon ay yére yu bëre de la fóot ko ci biir kër ga noo koy gérer. si dinaa ko linge ba mu propre nag te fóot rek laay def dinaa jël samay paan rangale ko. may jël samay paan rangale ko jël paan boo xam te moom lay xayu def premier sumb def deuxième sumb def sama première layandi def sama deuxième layandi teg paan boo xamante ni sec la bu ma layandee ba weñ ba mu wow ma teg fa. boo tolloo ci gome. ma daal di fij bopp bi rek mu sóoru ba mu baax takk ko nii mu sóoru ba mu baax wuli sama sër ba mu baax def sama t-shirt daal di teg gaz bi ndox mu tàng ma xoyal sama ko ma laax ko ba mu baax. ma daal di mixé ko ci pan bi ba mu oyof ma daal di gome daal di def sama bleu gome daal di yéeg ci kaw weer waaw fas yéene paase rek daal di laal sama basang bu gudd teg sama mbàjj paase ko ba mu tàlli. en général nag. su ma paree nag daal di koy teg. attends ban fer ngay paase ay fer courant wala fer non. damay boyal këriñ soot ci biir fer bi daal di paase ba mu tàlli. dangaa tubaabe de mag yow yëpp est-ce que mën nga loolu. Soda nag bu leen ko gis nii rek Soda dafa nekk jéeg bu pare jéeg bu engagé macha allah mën a gérer kër ba mu baax waaw. mën naa togg ba mu neex mën naa bale mën naa raxas mën naa fomp mën naa fobeere mën naa togg. en tout cas kontaan nañu ci ndax jigéen nag c'est le minimum loolu mooy le minimum lu mën a def ci biir këram alors ñu dellusiwaat tuuti ci machine yi mën nañu xam ñaata coupon la machine bi di jël. si
machine bi 7 kg 500 la mën naa jël ba 6 kg ba 7 kg da koy jël mais man duma mélanger couleur yére yi nga xamante ne bokkuñu. tey xamante ni dafay yëbb. voilà day am yére yoo xamante ni day yëbb mais yére yi nga xamante ni day yëbb tey comme tey client indil ma yéreem mu nekk benn regroupage yéreem su ma ko jëlee tey di ko linge damay xayu ni may xayoo lay xam yére bi nga xamante ne day yëbb ak yére bi nga xamante ne yëbbul yére yu weex yi lay boole ma dugalandoo ko bu dee couleur yu vert yu xaw a nduroo ma jël ko dugalandoo ko bu dee yu rouge yu xaw a nduroo ma jël ko dugalandoo ko mais bu dee xamante ne boobu di yëbb dama koy ber tey lu tax ma di ko ber damay bañ mu takk ci yeneen yére yi léegi su ma koy dugal boobu moom kese mooy dugg ci biir machine bi beneen yére du ko fekk si noonu lay demee duma faral aussi di mélanger ay yére jàmm parce que dafa am ñoo xamante ni tey dañoo allergie tey boo jëlee yére kii jël yére kay nga mélanger ko tey borom da koy sol rek mu xam ne yéreem tey jaxase nañ ko parce que allergie am na ñoo xamante ni duñu bokk sa serviette bay bokk ñàmpe ba ñuy jël seen yére di ko jaxase léegi damay préférer lingère ki nga xamante ni tey moo indi yéreem ak quantité bi nga xamante ni noonu la nu mu mënti toll même bu dee benn habillement duma ko boole ak benn dama koy linge moom kese ba mu propre ma génne ko ñu defar ko comme il le faut ñu teg ko pour client bi ñu jox ko yéreem. gis nañu aussi nga utiliser benn produit boo xam ne genre pompe la boo fóotee ba pare nga pompe. waaw produit bi boobu pour yére bu mu am xet bu neex la pour bu am xet bu neex ndax am na boo xamante ne tey bu ñuy passé moom la ñuy pompé yére yi bu ñu pompé yére yi pour yére bi mu briller am na beneen boo xamante ne c'est pompe à gomme mooy chemise yi mënuñu ko gommer mooy mën nañoo utiliser pompe à gomme yoo xamante ni tey boo ko pompé chemise bi day taxaw day toog. ah gomme bi nekkul gomme yi nga xamante ne moom la ñu utiliser beneen façon gomme la est-ce que mën nga ñu leer. si boobu pompe lay doon. léegi da nga koy pomper ci chemise bi boo ko pomper da ngay pomper rek passé léegi boo pomper di genre gomme bi genre boo amee ay mbasin ak yooyu gomme boobu. non du gomme boobu gomme importé la boobu noonu lay demee mais du gomme kii gomme bi ñuy togg dafa am mooy pour jeesneer yi mooy bii nii voilà bii gis nga fer bi nii bii da ngay pompe boo pompé fer bi nga ni ñu ko da ngay pompe boo pompé rek da ngay teg passé léegi boo tegee passé day am gomme ngay gis muy taxawee mais bu fekkee defoo ko si du taxaw ndax chemise bi daanaan la pax. alors liggéey boo gis am na ay avantages ak ay inconvénients ñu ñëw d'abord ci inconvénients yi jafe-jafe yi nga xamante ni moom ngeen di rencontrer ci liggéey bi. waaw liggéey bi moom vraiment métti na méttiwut parce que liy nekk ci yow du nekk ci keneen liy nekk ci keneen di nekk ci moom boo xasee ba toog di liggéey ci milieu bi rek façon nit bu nekk di nga ko gis client bu nekk ak humeur am mais ñun fii liggéey moo ñu fi teg client bi ñëw dañ koy jéem a gérer jéem ko maîtriser li nga xamante ni moom la bëgg ba ñëw fii ci pressing bi ñun ñaan yàlla suñu borom yeggale suñu yéene ndax ñun xol la ñuy liggéeyee ba client bi nga xamante ni moo ñëw fii di liggéey mu kontaan ci yére bi ndax yëkkati sa xaalis dafa metti di ko fay xam nga am ak di ko fayee xol bu naqari ñun bëgguñu loolu ñun bu ñu soñoon ku ñu lingeal sa xol day sedd nga kontaan ba benn yoon da ngay ñëw ba pare da ngay indiwaat yeneen client. alors est-ce qu'il t'arrive pas souvent nga fóotal nit ba pare genre yére bi yàqu wala xotteeku wala yi ñu demee est-ce que loolu mës na la. si mës na maa dal. bu mu la dalee naka client bi naka la réagir yow aussi naka nga. si mës na maa dal parce que sama employé moom moo ko def jeesneer bi la parce que dafa am man jeesneer du ma ko eau de javel du ma jënd sax eau de javel pour sama place dafa am produit yoo xamante ne moom mooy dem ci yére bu weex nga xamante ne tey boo koy utiliser pour jeesneer bi pour tache bi mu dañ am na produit yoo xamante ne day dugg ci machine bi directement mais am na produit yoo xamante ne tey du dugg ci machine bi directement da ngay tàngal ndox mu tàng jël produit bi nga sotti ko ci boo ko ci sottee nga sotti ko ci jeesneer bu balaa bi mu dindi tache bi mais sama employé ba mu ko ci sotti da ko sotti ci daamina bi mu laal daamina client bi mais client bi ba mu ñëwee dama ne ko bul fay ñu ngi jégalu bu baax parce que lii ba muy am man yëguma ko après laa ko gis mais ñu ngi jégalu pour mu bañ a fay mais il a insisté mu ne day fay léegi ma waroon koo fayeeku total ma fayeeku ko moitié bi comme bañ na mu waat mu ne day jël man ko léegi kon da ngay xaalis parce que boobu 3 pièces woon maa ngi ko facturé woon 4000 léegi mu génne 2000 mu d'accord pour fay 2000 mu def 2000 mais mu nekk nit ku am compréhension aussi nit ku baax nekk talibé aussi macha allah. parce que ñëwaat na fi aussi après ba mu récupérer ay yére moom ñëwaat na fi en personne
mu ne ma dangaa fon dama laa bàyyi ma la de parce que liggéey boo gis noonu lay demee des fois mu baax des fois mu def mu ne ma mais am na défaut bi si nekk mais linge bi dafa propre mu ne ma set na xëy na neex mu ne ma loolu moom motivé waat ba ma indiwaat yére bi. man moo ci avantage bi mooy di nga ci raconter beaucoup de personnes di nga si xam genre nit yu bëri yoo xamante ni tey dañuy ñëw fi di liggéey si am na ñoo xamante ni tey sama client lañu ñu ngi am na ñu jógee ci tribunal bi ñëw di fóotu fii am na ñuy jógee ci Sénélec bi am na ñuy jógee aussi si banque yi nga xamante ni ñoo nekk fii nii kon am nga dinaa ci am yenn ouverture daal ñu bëri ñoo xamante ni maa lañ ci xam sama client yi maa ngi ci profité di leen nuyu di leen ziare yi ñëpp di leen remercier bu baax a baax ci confiance bi ngeen am envers moi di indi seen linge tout le temps fii si man maa leen ci sant bu baax di leen ci gërëm bu baax a baax. et que mën nañu wax aussi ni jëkkër mën na ci juddu. waaw loolu moom am na moom jëkkër aussi mën na see judd moom voilà. voilà donc yaakaar naa ni nag émission bi li ci des bëriwul lool xam naa dañuy wax suñu dernière question rek en tant que ngay yëngu ci li nga xamante ne mooy entrepreneuriat nekk jigéen ban conseil ngay jox sa moroom jigéen yi nga xamante ni tey ñu ngi ci dëkk bi fees fi dell bëgg xaalis loolu te nanguwuñu liggéey. waaw man dinaa wax ci côté boobu tuuti parce que l'argent facile c'est pas bon. l'argent facile c'est pas bon nit loo xamante ni yow danga koy lekk mu nekk ñàkk boo xamante ni loolu leew la dafa war a nekk loo xamante ni da ngay xëy di daan sa doole ba ngoon jot nga dem teel a xëy guddee wàcc jigéen bu baax pour man noonu la war a def parce que koo xamante ni Yàlla suñu borom matal na say cër sa tànk mi ngi dox say loxo mi ngi marché say gémmiñ mi ngi marché sa lépp mi ngi marché pour man benn jigéen ñun jigéen benn liggéey waruñoo mën a jomm góor baax na jigéen baax na parce que tey man maa ngi ci pressing bi di liggéey mais liggéeyuma pressing kese damay jaay ay terrain damay def immobilier tey jii comme ku bëgg benn affaire tamit ne ma lii laa bëgg damay ñëw jukk ma sol sama daal dem gëstu loolu di jënd ko ñëw teg ko lu nekk laay jaay amul lu xamante ne tey duma ko jaay loo xamante ne tey day génn 1000 francs wala 500 wala 100 francs xeebuma ko basé wu ma tey ci sama place ne tey bëgg naa fi li fii dinaa ko fi am non lu nekk laay liggéey tey boo ma woon tey journée ne ma kaay fóotal ma tey journée sama kër damay ñëw ma fóotal la nga ne ma kaay balee ma sama kër tey fobeereel ma ko dinaa la fay temps damay dem ma def ko parce que man maa bëgg xaalis dama koy def mais ci anime bu rafet waaw. ayca mi ngi noonu question bu mujj bi mooy liggéey bi ak famille bi parce que dégg naa la tout à l'heure nga ne da nga divorcé et j'imagine que ni am nga aussi ay doom alors liggéey bi naka nga ko mën a agencer famille bi ak liggéey bi. si c'est un peu difficile nag c'est un peu difficile parce que maag samay doom ñoo nekk man ak ñoom ñoo dëkk damay xëy matin très tôt dem liggéey mais am naa koo xamante ni tey. C'est presque une sœur comme une sœur pour moi vraiment maa ngi koy remercier bu baax aussi Maam Diarra moom moo ma nekk sama kër moom moo may toggal moo may gérer moo may teel samay doom lépp loo xamante ne tey man tey su ma nekkoon sama kër man dama koy fay def Maam Diarra daf ma koy defal ba mu mat sëkk man damay xëy fajar 8h sama place samay fekk je descends à 21h parfois fii laay nekk ba 22h36 au moins jour de repos lu dul dimanche moom lay toog parfois aussi ma nekk sama kër client woo ma dama soxla sama yére damay ñëw ubbi yére bi ma jox ko yéreem parce que day fekk mu war a voyage wala mu war a dem fenn ma toog doon ko xaar mais bëgg lu neex samay client moo tax ma di ko def waaw c'est un peu difficile nag mais de toute façon maa ngi gérer parce que tey boo gisee may yendu sama place toute une journée pour lu may yóbbul samay njaboot moo tax ma di ko def li may daw yëpp sama famille rek moo tax man may daw famille donc moo tax may xëy teel a xëy du guddee wàcc te pareegu ma nag ci kanam laa jëm incha allah. non da ngay dem ci kanam incha allah t'inquiète da ngay dem ci kanam donc mbokk internautes yi je pense que l'émission tire à sa fin tey nag ñu dalaloon une femme battante Soda Doucouré borom la classe pressing tey moom la ñu dalaloon donc dégg ngeen li mu wax yëpp macha allah mu nekk une femme très battante macha allah entrepreneuriat moom lii rek lañ ci soxla ah donc ñu lay remercier bu baax di la kontaane mais également di la encourager parce que rien n'est facile dans la vie mais bu ko gëmee rek yàlla teg la loxo donc merci encore une fois et que ñu bàyyi la rek nga sant gërëm ginnaaw temps bi xoj nañu. d'accord waaw maa ngi remercier sama groupe
ñi nga xamante ne tey ñoom lay liggéeyandool fii aussi ci la classe pacing comme sama employé yi Aliou maa ngi koy remercier bu baax moom mooy def prélavage bi moom mooy def repassage bi aussi te il a fait bien macha allah. di remercier aussi Khadijatou mooy sama secrétaire moom aussi mooy sama gérant place su ma fi nekk moom mooy gérer comme il le faut. di remercier aussi sama clients yi ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier am na koo xamante ne aussi maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax c'est un ami sama cousin la aussi depuis que je suis à Thiès ma retourné ñëw fii nii il m'a beaucoup aidé. je compte vraiment me remercier ko bu baax a baax a baax a baax. di ko wax ne ko un jour viendra que dinaa rendre la monnaie à sa pièce parce que il m'a beaucoup aidé. di remercier aussi sama beneen cousin boo xamante ne aussi il est de Thiès il s'appelle Sireba moom tamit depuis que mu ñëw fii mu xam ne man maa ngi fii tout le temps mi ngi fii ñëw di ma indil ay marché di ma boole ay hôtelier may liggéey ak ñoom di ma indil ay clients Siré aussi maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax. di remercier waa Thiès ñëpp maa leen di remercier bu baax a baax nuyu naa leen sant naa leen kontaan naa ci yéen di remercier aussi waa Thiès Info di kontaan tey si ñëw bi nga xamante ne ñëw ngeen ko ci man di remercier aussi Khadija maa ngi lay remercier vraiment bu baax a baax nit ku baax nga nit ku adorable nga macha allah yow it je vous souhaite le meilleur. merci beaucoup chérie yow tamit tu es une personne très adorable macha allah donc ñu ngi lay remercier vivement di remercier mbokku internautes yi ñu tàmm di ñu seetaan di ñu suivre de partout dans le monde ñu ngi leen di remercier sama caméraman Batia sonal naa ko lool ak toute l'équipe de Thiès Info di leen jox dig daje demain ak beneen émission ak beneen daanaan mais d'ici là restez scotchés au www.thiesinfo.com merci beaucoup et à demain inchallah.